Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la commission culture et communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie... jàngeen jëf ci ànd beek ñun 19h jot na xabaaru marax yi la ci gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci yokkum karange ci mbooleem candidat yi ministre bi ñu dénk karange réew mi def wàllu gudimel ay kàngam ci wàllum politique rafetlu ko lool waaye nañu doonte mbir mi xaw na yax daañu ci ñëw ci biir xabaaram gën a yaatoom bëccëg bi ñu jagleel rajo màggales na ko tey ji Sénégal am wàllu gu mën sëkk ci wàllu gudimel nus ma def ba gën a roof doole xam-xam ñi liggéey ci wàll gi moo tax a jóg ay kàngam digle wàll ga daañu ci ñëw ci biir xabaar yi dana ci bokk tey ji secteur bi ñu dénk paju delluwaat ami nux ndax gars yi nañu fi ñu toll ni tembe seen aw nekkin tar na bari na ay manquement yu am ñu ngi laaj tam 5% bi ñu leen desel ci wàllum koppar te laaj tam nekk nu gën a mucc ayib daañu ci ñëw incha allah bu ñu ci noppee daal ci boole journal de la campagne soxna Habi moo koy faram-fàcce la moo gën a fës ci wàllu guddi mel li ci gën a fës bokk na ci ki nga xamante ne mooy jiital coalition Sonko président moom nag ma nga woon ca Oussouye bi ñoo na ak Goudomp jaare na fa nag yàq lu mel ni xeme nguur gi fi nekk waaye tamit caravane ma jot na def ab l'accident ba lu ëpp fukk ak juróomi nit am ci ay gaañu bu loolu weesoo itam ki nga xamante ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall gannaaw bu mu jugee Fouta ak Casamance ma nga ca Saloum jamono ji ci loolu itam di Kenya moom itam dem na di wëyal campagne am ba tax na sax mu nga ca Koungheul Koumpentoum Mbirkilaan ak Bamba Thialé sëñ Modou Niang li ni mel nag lañ nar a faram fàcce ci biir xibaar yi ñu jagleel campagne ci ñaareelu wàll gi lay doon inshallah gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali faram fàcce xibaar yi di ko tàmbale ci wàllum paju ci biir Sénégal lu di mel mi ngi doon li ñu duppee cadre unitaire des syndicats de la santé yëngu nañ ñoom itam ne ñi dañoo sonn tayim dañu gis mooy seen aw nekkin bari na ay benk ñenk yoo xam moo ci nekk nguur gi lim sàmmoon ak ñoom li waxoon ak ñoom sàmmu li kàddoom loolu lépp boo ko boolee tax ñu ni kat jot nañu dégg leen dañ caa boole lépp yëngu-yëngal ña nga woon tey ci hôpital bu Grand Yoff seen kàddu jib noom soxna aw ba fekkewoon na ko reportage mu doon daje gu mag ci hôpital Grand Yoff ngir rek mën fee taxawal bureau gu yees gu jëm ci cadre bi nga xamante ne moo ëmb ñi yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram bi ñoom ñi le sax bëgg rek ñu delloo leen seen payoor gi nga xamante ne leble woon nañ ko ci ni mu gën a gaawee. am na 5% yoo xam ne ñun ñoo ko moom ci recette yi ñun ñoo ko jël may ko hôpital bi parce que dafa tolloon hôpital bi ay diggante nekkoon situation ñun ñu toog ci personnel bi ñu ne dëkk bi hôpital bu suuxee parce que hôpital bi dafa am benn particularité. tey jii li fi nekk ci fonctionnaire nekk contractuel ñoo leen ëpp 2 fois donc ñi état bi fay ak ñi hôpital bi fay ñoo ëpp 2 à 3 fois donc ñooñu seen salaire ci hôpital bi lay jógee donc tey jii bu ñu toogee mois amul salaire day metti xëy na man fonctionnaire la bu weer dee mën naa am suma salaire mais am na ñoo xam ne fa la ñu ko jëlee donc dañuy fexe ba ñooñu aussi xaalis mën a tëgg moo taxoon ñu ne ñun ñoo njëkk a commencé pour wan direction ni hôpital bi moo ñu soxal jël 5% yooyu mais 5% yi bu leen ko joxee gis nañ ni hôpital bi soqaliku na mais bu mu soqalikoo danoo indi seen i nit ak seen i mbokk yokk ñeneen ñi seen salaire.
ñaawlu jumtukaay yu ñuy liggéeyee te matul waaye tamit jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum faj mi. même boo amoon 100 milliards na nga ko utiliser de façon efficiente parce que tey jii gisu leen benn clinique buy tëj c'est très rare te clinique ñi amuñu subvention te dañuy fay personnel nan la ñuy fonctionner. mu gis ne sax dafa am ay gënaatle ci ni ñuy jëlee liggéeykat yi. kooku tey jii su fekkee ne ministre daf la envoyé ay nit wala mu envoyé ay doomu aadama ni leen te xam nga ne moom moo la proposé ni la jëlal ma ay nit mais doo sañ a bañ. ci campagne électorale bi ñu nekk ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ñoo ngi woolu rek juróomi candidat yi ñu gën a bàyyi xel ci seen i programme nu ñuy fexee rek ba gën a yokk seen payoor waaye tamit l'hôpital bu Grand Yoff mën a jaar yoon. jaajëf soxna Awa Ba ñu xuus si beneen wàll mi ngi jëm ci kaaraange ci askanu Sénégal ginnaaw xeexoo ya amoon ca Tambacounda diggante militant wu Benno Bokk Yaakaar ak waa PUR ba am ñu ñàkk seen bakkan fi mu toll ni pexe mi ngi tàmbalee am ngir nag saytu kaaraange yooyu lay candidat la ci nekk ànd ak ñoom ni ay gros barrage ñu mën koo lay te ci suuf ko def lu ni mel mooy ministre bi dénk kaaraange bi réew mi ministre Aly Ngouille Ndiaye lu ni mel moo tax ñeen rafetlu ko lool bokk na ca ñi bokk opposition ak ñi bokk Benno Bokk Yaakaar dañ ci xuus ànd ci ak gëstu soxna Adama bi li des ci campagne électorale yi police ak gendarmerie nara sàmm kaaraange juróomi candidat yi li ni mel doon ab dogal bu tukkee ci jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye gannaaw jàmmaarloo yi nga xamante ni am na ca Tambacounda li ni mel nag ñoom politiciens yi di ko rafetlu. liñ ci yokk nag wane na tamit volonté autorité Sénégal pour ñu organiser ay élections yu dal yu amul coow amul fitna. dañ koy rafetlu ndax c'est-à-dire da ngay aar candidat yi dafa doon loo xamante ne sénégalais yépp war nañ si mën a am mbégte. naam sax tàmbali na li ni mel ca ndoxteelu campagne yi xanaa rek dafa nekk lu ñu yokk ngir moytandiku ci yenn jàmmaarloo yi ni mel di ay kàddu ki nga xamante ni moo yor cellule de communication bu candidat Benno Bokk Yaakaar. di fàttali it ne du guleet amoon na lu mu jotoon def. ñu mu yebaloon ci début campagne bi ñu ànd ak candidat bi xanaa dañ ko renforcer yokku ci loolu nag mënuñ lu dul rafetlu ko di fàttali it li nga xam ne yàggoon nañ ko di ko wax ne Sénégal moom am na capacité organiser ay élections yu sereine yu dal yoo xam ne du ànd ak benn fitna te it ñuy fàttali ne guléet nag ñu def ay élections présidentielles yoo xam ne dem nañ ba dugg ci te amuñ ci coow yu demee nii. kaaraange googu nag waru sax yem ci ñi nga xamante ni ñoo di juróomi candidat yi Thierno Bocoum di xamle ni campagne bi ñëpp la soxal. waaye dañuy war a jàpp ne du candidat yi rek la concerné lu jëm ci élection présidentielle le plus souvent candidat yi dañuy jël seen disposition pour am sécurité mais tey sooy xool incident yuy am ci biir militants yi lay doon à travers caravane yu ñuy def convoi yu ñuy def. rencontre yu ñuy daje parfois donc loolu la ñu war a gën a veiller tamit. ñoom ñi leen nag di yëngu ci politique jàpp rek ni lu baax du wees benn yoon ba tax na mesure yi ñuy jël ngir yokk kaaraange candidat yi lee dina tax ñu mën a wéyal seeni campagne te dem ci ay élections yu amul benn fitna. jaajëf xibaar yi wéy ba tey ak jàppante ya amoon ca Tamba bakkan wadd ca église bi ak imam yi seen kàddu jib ci wàll gi diine la boo xamante ne bi ñaari diine yi ñëpp dañoo gëm yàlla sunu borom ca benn du ca woote violence ñëppay dox ci tànku jàmm kon la xew lu nu ñaawlu la ca kenn amul sañ-sañ di sookew ay ba ay bakkan di ca wadd ndaje man ci woote woon bokk na ca fexe ba waxtaane jàmm boole ko jëme ko ci mboolem candidat yi ak mboolem militant yi reportage Sarata Sylvie Sow. fitna jibati ci biir campagne électorale bi dem sax ba andi ay nit yoo xamante ni ñàkk nañ ci seeni bakkan am tamit ñoo xamante ni am nañ ci ay gaañu-gaañu yu metti mu doon lu ñaaw loo xamante ni këru diine yaa ngi koy nakarlu bu baax. dama koy ñaawlu bu baax a baax ba ci kanamu yàlla damay ñaawlu fépp foo xam ne dañuy taxaw nit di fa dee parce que dañoo bëgg a jot nguur bi dañoo ne pays démocratique lañ nekk bu fukk nekk bëgg a wax na ko wax librement bu fi kenn di dóor wala bu fi kenn di sonal moromam wala di rey moromam. fitna moom dafa nekk loo xam ne ñoom suñu diine daf ko mos a condamné sur toutes ses formes nag dafa condamné violence sur toutes ses formes islam daf ko dàq. yàlla nee na moytu leen fitna ndax fitna du yem rek ci bopp ku ko taal n'est-ce pas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam wax na noonu ni fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na képp ku koy yee
même su fekkente ni ci njëlbeenu campagne électorale bi wowoon nañ askan wi ci ab dal mu mel ni lu ni mel data bi ci nopp ku tëx ndax kat lañu bëggoon askan wi jëfewuñu ko monte loolee taxul ñoom daañu woowaat askan wi ci ab dal. ñu dégg ñu danañu wax ndaxte ñun sunu liggéey da di liggéey boo xam ne ni dañuy def avant nit ñi di def dañuy jéem a xelal nit ñi balaa nit ñi ñëpp di am xel sax ci wàllu boppam te wax ji balaa ñoo jëm ca politiciens yi nañuy waxtaan ak sunu askan. ségam ci seenu boreef la loolee tax ba ñoom duñu xaadi benn yoon di wax ak askan wi ndax réew mi daal di am ab dal tax ba ñuy ñaax ñi nga xamante ni ñoo bokk ci jongante falub njiitum réew boobee ñi daal di joxante cër. ñoo leen di ñaax tamit ci dal ci moytu xeetu fitna donc daa wax ji moom du mos a dàkk moom. te adversaire pour sa adversaire quelle que soit compétition bi la nga war di ki jiital si moom mooy le respect donc bu respect boobu amee rek ay Sénégalais lañu ay mbokk lañu en plus au-dessus de tout nous sommes des croyants donc wax dëgg yàlla fitna gi violence bi amu fi place. bokk na ca la ñuy ñaaxaat candidat yi moo di rek fépp fu ñu taxaw di wax ak askan wi nañu jàllale ay kàddu yoo xamante ni du ñagas benn yoon te rek mu doon loo xamante ni dina andi ab dal. man dama leen di ñaan ñoom ñu tey li yàlla di bind na ko yàgg na bu dee kii mooy jël dina ko jël ci nii wala ci naa voilà na ñun ñëpp dal voilà te bu fi kenn yee fitna. ay fan des ngir ñi daal di amal élection présidentielle yu atum 2019 segam xam nañ ni ñàkkum kaaraange mën na sooxeel lu bëri ci biir réew mi loolee tax ba imaam yi ak abe yi di wootewaat ab dal mu ñalante waaye it di jéggale ak jëllale ndax ñu bañatee nemmeeku benn fitna ci biir réew mi nga xamante ni ñëpp a ko bokk. Sarata Sylvie Sow jaajëf di fàttali ni xibaar bi ñu jot sàng bokk na ca Tambacounda ka fa nekkoon commissaire di Yaaya Tamba dañ ko faa jëlendi ginnaaw li nga xam mooy jiyee yi am barki démb ba ay nit ñàkk seen bakkan daañu ñëwaat ci information boobee ca nu mu gën a yaatoo xibaar yi wéy ak lu jëm ci présidentielle yi gis nañ ni kat jigéen ñi daanaka dañ leen caa xaw a beddi benn programme bu jëm ci soxna yi ak seen aw nekkin doo ko caa feeñ gu am solo waaye itam ñu gis ni lu jëm ci violence bi am muy ay xeexoo be xiro be ngaayoo bi tax na lool ñu ko naqarlu bokk na ci waa fondation Konrad Adenauer dañ cee woote waxtaan gu yaatu goo xamante ne bi soxna Aïda Mbaye Niass fekkee woon na ko reportage. fondation bii di Konrad Adenauer lëkkaloo ak fondation duppee think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest waxtaane nañ ci bile table ronde ci lépp li mën a xew ci élection yi nga xamante ni moom nañu dëkk mën jot nañoo itam caytu li jëm ci xar kanam ak programme yi nga xamante ni candidat yi jot nañ ko fësal. candidat yi ku si nekk proposé na programme boo xamante ne li nga si jublu mooy convaincre Sénégalais yi place jigéen ñi si programme yi c'est intéressant mais des na. naka la ñuy indee xale yi ci armée formé leen te leen dooyu yëpp candidat yi mënoon nañ ci wax donc candidat yi war nañu wax affaire u kaaraange. ginnaaw fitna yi nga xamante ni nag nemmeeku nañ ko ci biir campagne yi ñoom yi les acteurs nag àddu nañ ci tey fësal njàqare giñ ci am. li am Tamba ñëpp la war a métti parce que ay soutien de famille jóg pour def seen liggéey ñu jël seen bakkan si loo xamante ne wax dëgg yàlla amul benn sens. parce que objectif bi mooy du xeex objectif bi mooy nga jël sa candidat yóbbu ko mu dem fi mu war a dem. bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo fi teewal fondation bi di Konrad dafa jot sënkam rek ngir structure étatique yi daal di jël matuwaay yi war ngir scrutin bu 24 février bi mën a jàll ci transparence. inquiétude ou quelques développements pendant les élections. suñu sukkandikoo ci élection législative yi ñu génn ci atum 2017 dafa war kon tey ñu yor wàllu organisation élection yi def lu ñu mën ngir am ay élection yu mucc ay. élections dans une manière professionnelle correctement. yile acteur nag kon daal di fësal rek ni dafa am solo loolu ngir askan wi dem rek daal di xooli programme yi nga xamante ni nag candidat yi dëgtal nañ leen ko ngir rek ñu mën ci sukkandiku ba mën a tànn ki nga xamante ni mooy ki gën ginnaaw lu ni mel nag ñoom ñu ngi woo sax wili candidat ngir ñu fexe rek ba sàlloon ak dige yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci kanam askan wi.
jaajëf soxna Aïda Mbène Niass ci wàllu guddi mel xibaar yi wéy ci beneen mbir tey fukki fan ak ñett ci weeru février dafa doon bëccëg bu nu jagleel rajo xam ngeen ko rajo doon jëmtukaayum joxekaayu xibaar tasum xibaar ak it lu jëm ci sensibilisation maanaam waa askan wi moo xam feebar am na ñu war lañ caa mën a ñaax kaaraange am ñu war ko caa mën a awe ñaax ci askan wi waaye loolu lépp bu ñu xoolee rajo ndax xam dëgg-dëgg jotut ñu gën a def kem kattan ba tàggat ñi nga xam ñu liggéey ba seen xam-xam gën a ñoŋ lu ni mel ay kàngam ci wàllum rajo ni lu mënta ñàkk la fi mu toll ni tembeem dañuy xuus ci wàll ga gën caa xuus ànd caa gëstu Adja Lay Ndiaye. émettant de Dakar dans la bande de 41 mètres 7180 km. avancé diggante am ci média yi rajo nag nekk ci place bi mu nekkoon ba léegi ci dundu ni askan wi boobule yokkute nag ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi am ci mbégte loolu. léegi soo amee sa internet mu ngi déglu rajo à partir des sites internet boo amee connexion internet yore sa téléphone portable moo nga ko déglu rajo yi boo nekkee tamit si yenn régions yi bu fekkee am nga sa portable am na. application rajo mu nga ko déglu loolu dafay pour man day gën a doole rajo bi waaye du affaire bi du médium bi rek li am importance ci rajo muy contenu bi. c'est important que ñëpp rajo wane ne ci la ñu bokk toutes les religions yëpp diine yëpp ak làkk yëpp bokk si. journaliste formateur bi dañ leen a war a gën a former ngir rek di mën di topp normes yi am ci wàllum rajo. média dafa compliqué mën nga def lu yow nga xalaat ne li nga def baax na fekk def nga erreur boo xam ne ñi erreur bi laal loolu rek la ñuy gis ce qui fait que mën nañ la pointer accuser la fekk au fond vraiment da nga liggéey ak bonne foi mais erreur dafa bari erreur. waruloo defee nii et cetera et cetera. ci noonu Alassane Samba Diop di rafetlu liggéey bi nga xam ni rajo Sénégal yi ñu ngi koy def. ñu ngi employé langue nationale maanaam olof bi ak yeneen langues yi ñu ngi koy jàngale loolu moo tax rajo gën a am doole parce que population nga sa bëri jànguñu école te boo leen joxee information seen kàllaama bopp dañ koy gën a comprendre waaye loolu taxut bu fekkee da ngay def wolof taxut nga bañ am formation c'est pas parce que mun nga wax wolof rek ba mun nga wax wolof bu set war ngaa mun a nekk journaliste. mais da nga war a même loolu boo bëggee dolleeku ci loolu da nga war a def formation. gannaaw ay at yu bari ba mu fi nekkee ba léegi rajo nag téye notoriété bi mu amoon même bu fekkee ni concurrence bi mi ngi dal ci wàllu internet loolee nag ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi fas yéene ko téye ba nga xam ne média bi lee dina des ci xolu askan wi. rajo moom mi solo si mu am ak it gëdd gi nu ko war a jox ak it ni mu war a taxawee ci askan wi joon ci wàllum communication ak la ca aju lépp fi ñu toll ni tembe campagne électorale la ñu toll ñu bari xam nañ njëriñam moo tax ca la ñu jëm ngir di fa mën a dugal seen ay xabaar ngir askan wi war koo mën a jot lu mel moo tax bàngaas bay tàggat journaliste yi di sesti woote waxtaan ci wàll ga jël thème boo xamante ni bii lañ ca bëgg mooy rajo ci boppam daal matukaay la gokk noo koy mën a jëlee mën koo jariñoo ci wàllum jàmm ak nekkinu askan wu gën ndaje moomee Safiatou Koli fekke woon na ko reportage. muy jumtuwaay bu ñuy méngaleeg seetu askan wi rajo di wéy di def liñ ko sas loolee nag ñu ngi koy gis ci yenn xew-xew yu mag yi ci jamono élection bu ñu nekk rajo nekk na jumtuwaay buy andi jàmm bi nga xamante ni moo gën a gaaw te jege askan wi. parce que langue yëpp lay utiliser langue boo wax maanaam kàllaama boo wax mën nga wax ci rajo soxlawul ngay jàng bu sori pour mën a dégg li rajo di wax soxlawul ngay jàng bu sori pour mën a wax ci rajo. ci processus démocratique rajo am ci wàll bu am solo ngir yee askan wi ñiy yëngu ci wàllum tasum xibaar ñoo war a sax di jëfandikoo boobule jumtuwaay ci ay émission yuy njëriñ askan wi. rajo moo mën a taxaw tey lu xew tey ci tey léegi nii. mu génne ko mën a waxtaan ak citoyens yi ba seen xel dellu si ñu mën a dugg ci violence. rajo comme dispositif de paix sociale muy thème bu CESTI tànn ngir màggal bés bi ñu jagleel boobule jumtuwaay waaye boobule tànn sax du neen. c'est vrai si période campagne nañu nekk mais boo seetloo dafa xaw a jaxasoo fu mu nekk nii ñun ñu xool ne rajo am na lu mu ci mën a jouer mooy woo nit ñi. waxtaan ak ñoom jox leen tamit fi nga xam ne mën nañu wax seen naxar sans sànni xeer wala di sànni leneen
moom nag étudiante la toll ci ñetteelu année ca CESTI li waral mu tànn rajo ci formation bëri na. mu ko mës a bëgg parce que nekk na jumtukaay bi nga xamante ne jege na population bi bu baax te fu nekk mën nga koo am. atum 2010 ba léegi fukki fan ak ñett ci weerum février la ñuy màggal bés bu ñu jagleel rajo at bi nag waa CESTI tànn rek waxtaan ak seeni étudiants ci solos bu boobule jumtuwaay am ci askan wi. jaajëf soxna Safeetu Koli delluwaat di gërëm ñëpp ñi nga xam ñi ngi liggéey ci wàllum rajo ña ca jaar ba jóge ca di profité di sargal ñu tàggat ci wàllu guni mel professeurs yi ak formateurs yi ak lañ ci aju lépp li nga xam te ne bi ñoo ñu jàppale ba ñu yegsi fii tey di wax ci wàllum média ak la ca aju kon jaajëf fa ñoom ba tey xibaar yu wëcc ci wàllum Sénégal ak démocratie ci biir Sénégal nu su ko mën a gën a suuxatem waaye itam dolli bànqaas yi téye wàllu guni mel waxtaan am na ci gu yaatu ñi nga xam foog ñu fenn ci wàllum politique lu may nekkal fi askanu Sénégal di sàmm tam ak doomu aadama waxtaan ci wàllu guni mel waxtaan ba kët boole nañ ca juróomi candidat yi ku ci ne war nga def kem kattan ba gën a saxal suñu démocratie dañ ci xuus gën caa am lu leer ànd ci ak gëstu Abdoulaye Ndiaye. ku nekk rek xam nga ni wax dëgg yàlla Sénégal gi réew la bu yàgg rek ñu koy tudd ci wàllum démocratie xam solo njariñu démocratie ni mu amee solo jim réew tax ONG 3D ak yenn kuréel yi nekk ci société civile bi Afrikajom ñu yëg rek solos taxawal ab waxtaan di débat ngir nag ñeel programme juróomi mbër yi fexe rek ba ñu xool ban anam lañu mën a rek dëgërali suñu bànqaasi réew yi li ci seen programme yi. dafa mel ni bi ñu amee indépendance ba léegi mënuñu def ay jéego pour fexe ba nga xam ne danañ yee salaat lii nga xam ne suñu institution yi la naam sax def nañu xalaat bu rëy ci bi ñuy wax li ñuy wax assise def ay proposition yu leer pour fexe ba nga xam ne danañu yee salaat lii nga xam ne mooy suñu institution yi waaye ak lu ñu xalaat fexe ba jóg ba farlu ba fexe ni lii nga xam ne xalaat nañ ko appliquer mënuñu ko waaw loolu mooy problème bi moo tax tey ñu woo leen ñu waxtaan ku ci ne wax nga sa xalaat. di waxtaan débat bu am ñeenti waxtu daanaka ay proposition juddoo ca wante donte société civile bi xar na ci tànk tubéyam ngir di ko wéy di bàyyi xel. ñëpp a ngi joytu justice boo xam ne du justice bu indépendante ñëpp a ngi joytu pouvoir yi nga xam ne président de la république am na ko te amul benn responsabilité ni politique ni judiciaire ak loo xam ne moo ko neex ci assemblée moo fay am li ko neex ci justice moo fay am léegi nañ la ñuy fexe ba nga xam ni yeneen banqaas yi dañu leen dooleel ba nga xam ne njëriñ bi ñu war a am pour askan bi maanaam bu ñu defee jugement ñëpp bokk d'accord ne nii la loolu def nañ ci waxtaan bu yaatu ku ci ne jox nga sa xalaat yi rek doyul naka nga koy jëfee boo ko jëfee ba pare ci ñaata weer wala ñaata bis ngay fexe ba nga xam ne li nga wax ne di nga ko def di nga ko def. bu weesoo loolee yeneen ponk dañ ko waxtaani soxal lool réew mi. lu jëm ci wàllum yaroon comme bay jóge ci suuf si muy ressource naturelle dinañ ko def ak ñeneen ci lu jëm ci wàllum emploi des jeunes def nañ ko ci éducation déjà nañ ko def tamit ci lu jëm ci wàllum santé ak lépp li nga xam ne intéressé na Sénégalais yi te mu mën a tax seen vote nekk vote boo xam ne dafay aajowoo ci njariñ li programme bi di am njariñ li candidat bi di am pour ñu. débat bii amoon na solo lool ndax njariñ soqeekoon na ci tax na it tamit ñi nga xam ni ñoo fa teewaloon juróomi mbër yi ñu mën a rek jukki seeni programme ngir rek mën a fexe ba yey askan wi. jaajëf Abdoulaye Ndiaye ñu daal di songu journal de la campagne. soxna Habib moo koy faram-fàccee soxna si mbir yaa ngoog. waaw ginnaaw nuyoo gi Serigne Modou Mbacké Niang xibaaru campagne yi nag dañ koy dooree ak la xewoon ca Tamba di ay jàmmaarloo ba ñetti bakkan daat cay rot ki nga xamante ne moo di candidat bi di Issa Sall daan na cay addu moom mi nga xamante sax mooy njiital PUR joxoon na ci baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall ak jëwrin bi nga xamante ne si moom lañ dénk kaaraange réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moom nag nee na parteem yóbbu na mbir mi lee fi mbaxana doonee benn waaye itam jël na ay avocat ngir rek ñu topp boobule dossier ñu teewlu si Abdoulaye Ndiaye moom mi nga xamante ne moo fekkee ndaje ak taskatu xibaar bi nga xamante ne Issa Sall mu ngi ko doon amal. baare suñu cortège ñun ñu jàpp ne comme police la te police ñun la fi nekkal dañuy protéger rek ba léegi ñun daal yëguñu
ba gis ay xale yu bëri jóge ci suñ càmmoñ xale yu bëri jóge ci suñu ndeyjoor commencé ñu sànni xeer bu nekkutoon suñu jàmbaar yi ànd ak ñun ñëpp la ñuy rey parce que police bi deful lenn pour aar ñu dafa mel ni sax police bi dafa ànd ak xale yi parce que ñett rek lañu woon te ñett yi dañ teglante woon ñun dem nañ sax bi policiers yooyu suñu sécurité bi ñoo leen doon protéger loolu mus ngeen ko gis ci réew may wax nag ne ñun dañu constituer ay avocat yoo xam ne suñu xarit yi ñu jàpp dinañ ci taxaw bu mucc ay ba kenn du leen xori dara du leen dal ñàkk responsabilité bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar bu Tambacounda jël nañu ko dinañu ko seet ñàkk responsabilité bi nga xam ne ministre de l'intérieur jël na ko parce que ci njëlbeen nga kat newoon naa leen bind nañ ko lettre depuis le 3 février musta tontu ci lettre bi jël na ko ñàkk responsabilité bi nga xam ne commissaire u Tambacounda bi jël na ko dinañ ko seet ñàkk responsabilité bi nga xam ne ña jënd essence baak ña joxe pick-up yaak xale yaak ñaa nga xam ne ñoo yore Jakarta yi ñoom it dinañ ko seet teewul nag ki nga xamante ne moo di professeur Issa Sall muy sàkku ci militant yi mais rek ñu ànd ak dal ak tey te bàyyeek dossier bi yoon ngir rek mu def ci liggéeyam waaye tamit moom professeur Issa Sall njëbbal na jaalam yi nga xamante ne ñoo di njabootuk ña fa ñàkk seenuk bakkan ngeen jàpp ni ba tey commissaire ba nekk ca diwaan bu Tambacounda te mu fekkee yooyu la jàmmarloo di Yaya Tamba moom nag dañ ko dàqe ca foofee nga xamante ne moo di commissariat bu mu doon jiite ñu wax ci leneen waaye ba tey ci campagne bi ki nga xamante ne moo di njiital coalition Sonko président moom nag ma nga woon ca Oussouye Bignona ak Goudomp moom nag yàqati na lu mel ni xeme nguur gi fi nekk moom Ousmane Sonko nee na rek bis buñ ko falee ci bopp réew mi lépp lu jëm ci plan Sénégal émergent daf koy daal di dëxëñ sànni ko ca mbalit ma moom Ousmane Sonko daal nay dikaskan boobee ne dina fexe ba dekkilaat lépp lu jëm ci wàllum tourisme ñu ànd ci ak Abdoulaye Wadianga. coalition wu Sonko président mu ngi wéyal li di campagne électorale am fii ci bët saalumu réew mi gannaaw Ziguinchor aussi moo teeru Ousmane Sonko ak ñi mu àndal candidat wu Sonko président dafa dem nemmeeku ki nga xam ne moom mooy roi Sibilu Mbay Jeeju ngir rekk kooku man koo xelal biñ jógee Oussouye caravane Ousmane Sonko daal di wutali jëm ci dëkk yi nga xam ne moom mooy Moulomp Elinking ak Cap Skirring foofu le nag Ousmane Sonko dafa yëkkati ay kaddu ne dina fexe ba ñu ñoŋalaat li nga xam ne moom mooy secteur tourisme di artisanat ak lii di napp gi. faire vivre le tourisme d'abord parce que sénégalais yu bëri boo nee El Hadj Omar Tall ñu ngi koy xool Fouta moo wax sénégalais yëpp ni fii ngeen gis nii teen bële ngeen di gis moom El Hadj Omar moo ko fi gas te boobu ba léegi ndox bu fiy génn. nee nañu ndox bu sell la ndox bu am ay barke la c'est un coin paradisiaque mais malheureusement abandonné parce que potentiel économique bi ne fii ce n'est pas exploité parce que l'État du Sénégal a démissionné. délégation Ousmane Sonko tamit dafa daal di dem ca région bu Sédhiou ca dëkk bii di Goudomp Ousmane Sonko daal di taxaw ci kanamu askan bi di ne Goudomp mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri te jot na tey jii ñu wut ci ay saafara. xam nañu seeni problème premier problème Goudomp mi ngi jëm ci éducation bi Goudomp n'a pas d'hôpital donc Goudomp n'a rien Goudomp est oublié Goudomp est marginalisé. ngir rek mu mën a jeexal bii lay bés Ousmane Sonko daal di wutali jëm foofu nga xam ne moom mooy Bignona waaye nag Ousmane Sonko tuuti rek mu bañ faa dem ndax dañ ko daal di bloqué foofu nga xam ne moom mooy pont Émile Badiane ñi amal lu ni mel di wéy tàkk der yi Ousmane Sonko daal di jël ay responsabilités am. J'ai dit au colonel de la gendarmerie, je vous comprends. Mais on vous met dans une situation difficile. Parce qu'au moment où on voulait nous fermer le pont,
il y avait 2 ministres de Macky Sall qui voulaient passer et à qui on a ouvert le pont pour qu'ils passent. Si moi, Ousmane Sonko, je suis élu, son plan Sénégal endettement, je le mets à la poubelle parce que ce plan ne développera pas le Sénégal. Campagne électorale bi mu ngi wéy ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi jamono ji ñu ngi amal ay tukki nemmeeku ci biir réew mi ñoom lu ñu bëgg moo di dem rekk dajek askan bi ngir ñu mën leen fal ci woote présidentielle yi ñu dëgmal. Ousmane Sonko moom mu ngi wéyal tournée am bi fii ci bët saalumu réew mi waaye lu ñu mën a nemmeeku moo di fépp fu Ousmane Sonko jaar askan bu bari mooy daal di génn di ko teeru. Abdoulaye Wadianga ba tey ci coalition Sonko président lu toll ci fukk ak juróom ñaari nit ñoo am ay gaañu-gaañu ñetti nag seeni gaañu-gaañu dafa metti lool loolee nag mooy bilan accident bi nga xamante ne moo am ci diggante Bignona ak Ziguinchor loolee nag ña fa def boobule l'accident muy rek ay militant yu Pastef doon ñibbi ginnaaw ba ñu teewee meeting bi nga xamante ne seen leader mu ngi ko doon amal ba tax na sax moom Ousmane Sonko dem na seeti leen ca l'hôpital bu nekk ca diwaan bu Ziguinchor ba tey ci campagne bi ginnaaw ba mu jugee Fouta ak Casamance coalition Benno Bokk Yaakaar jamono ji ña nga ca Saloum ba tax na sax seen candidat ki leen jiite dig na askan ba yeewoo ca Nioro ak ca Kaolack ne bis bu toogaatee ci boppu réew mi dina rek defaraat lépp lu jëm ca raaya waaye tamit ak aéroport ba nekk foofee ca Kaolack ñi nga xamante ne nag ñoo fay responsable politique di ay jigéen ku ci mel ni que Awa Gueye maître Nafissatou Diop Cissé Mariama Sarr ak Aminata Touré ñoom nag booloo nañ def seen kéemtulaay kàttan ba askan wa génn tertu seen ko leader Macky Sall la ñu bàyyi leen ngeen seetaan. candidat yooyu mën nañu jaaxal parce que li tax mën nañu jaaxal candidat yoo xam ne nekkoon nañ ci état bi ñi nekkoon ci état bi lan lañ fi def fan lañ toj lan lañ fi def fan lañ toj am na ci ñaari ancien ministre ñaari ancien premier ministre loo leen dégg ne def nañ ko ci Sénégal. président de la République kenn ki moom chef de service sax musu koo nekk keneen ki maa ngi moom a yem il est dans le privé président fu nekk jaar nga fa administration mokkal nga ko xam nga luy état su ma toogee yenn saa yi guddi di déglu pour seen promesse yi damay ree parce que dama naan ñii xamuñ lan mooy état en tout cas président ñun daal liñ la mun a wax mooy doomu Sine Saalum nga ñun waa Saalum lañ ñun ñu yooy suñu mbokk Fuuta danga fa cosaanoo rek wante fii nga dëkk kon nag nañ leen góorgóorlu li président mun a am Fuuta 80% 85% lañ leen góorgóorlu ba am 70% au moins wala 65%. président c'est le temps du président suñu rancœur yëpp teg nañ ko ci suuf nekk nañ benn liggéeyal président c'est le temps du président nag tooñuñu ñun ñii jox nañu ay ndombo tànk ñu ngi ni jàkkaarloo ñun ñii ñëpp am nañu ay ndombo tànk kon nag dañu war a góorgóorlu moo tax nalawatuñ tëddatuñ defatuñ dara président ñu ngi ci terrain bi te na sa xel dal ndax di nga gagné au premier tour incha allah wasalaam.